waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal. mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média déwénati leen ñu ngi baaluwaax tey baale ñu tàmbaleeti saison bu bees bu quartier général jotaay bu mag bi la nga xam ne ni ñoo ngi ko jagleel lépp loo xam ne ni jëm na ci li tubaab tuddee infotainment muy talk show bi gën a mag nga xam ni at bu jot ci weeru koor gi moo leen di gunge guddi gi ci télévision Futur Média ni bis bu jot ni ñu ko fas yéene defee baax na itam ci ndorteel gi ñu wax rek ni ci wàllu programme am na yu am solo yoo xam ne ni nasal nañu leen ko boobu nag ba tey yéen a ngi gis annonce yi di jàll ci télé bi lu jëm ci quartier général di ngeen ko am ni tey mais di ko am itam lundi mardi mercredi ak jeudi samedi ak dimanche dañuy tëb àjjuma bi ndaxte jàkkaarloo du dem vacances ce qui veut dire que suba ci place bi ma toogee di ngeen ci àndandoog Khalifa Diakhaté ak ñi muy àndal àjjuma bu jot ci loolee nga xam ne ni moo di jàkkaarloo quartier général 2018 tàmbali na li ñuy def rek ni ñi leen ko tàmbalee woon def njëkkee ak téléservice bi bokk na ci xibaaru jaww ji tey jeudi la ëllëg dina tombeek àjjuma météo lu mu nar ak ñun tàngoor ou pas yooyu yëpp dañ ci àndandoog Marianne Siva Marianne ñu ngi lay nuyu. Pape Cheikh ñu ngi lay nuyu téléspectateurs yu ñuy seetaan di leen ziar di leen baalu ak ci weer wi météo li mu nar a xëyee Pape Cheikh moo di suba jant bi dina soow bu 6h41 jotee laata muy fenk bu 19h31 jotee bu ñu xëyee nag Ndakaaru température bi muy xëyee moo di 20 degré Diourbel moom 19 degré lay xëyee Kaolack 22 degré suñu mbokk Ndandar yi moom 16 degré la ñuy xëyee Podor 20 degré Matam 28 degré Tambacounda dina xëyee 28 degré ki nga xam ne mooy waa Kédougou ñoom bu ñu xëyee dinañ am 22 degré Kolda 24 degré lay xëyee Ziguinchor 20 degré bokk ko ak Linguère bu ñu demee ba ca ngoon gi Ndakaaru dana am 24 degré Diourbel ñëw ak 37 degré Kaolack moom 40 degré lay am ci ngoon gi Saint-Louis ñëw ak 27 degré Podor 44 degré Matam 44 degré itam Tambacounda dina am 40 degré Kédougou am 38 degré Kolda 42 degré Ziguinchor 36 degré Linguère 40 degré waxtu yu ñu taamu ngir napp gi moo di bu ñu xëyee 3h41 jàpp 5h41 ngoon gi 16h12 baax na pour napp lu ko may 18h12 géej gi dana xaw a yéeg bu 10h53 jotee laata muy wàcc bu 23h18 jotee 4h31 mu yéeg 17h07 mu wàcc fàttali suñu mbokk mooli rek Pape Cheikh bu ñuy dem géej bu ñu fàtte seen gilet de sauvetage ngir seenu kaaraange. voilà jant bi dégg naa ëllëg itam du biddanti. du biddanti Pape Cheikh. dina xëy 6h41 te di 19h31 waaw mu ngoog ñu ngi gërëm bu baax waa service national météo ñoo ñuy baaxee xibaaru jaww ji ci télévision Futur Média ba tey ci téléservice bi ñoo leen ko tàmmal bokk na ci taux de change bi ku ne xam ne ni Sénégal dëkku tukkikat la mën nañu leen won image yi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour baaxee leen bu dee da ngeen bëgg a wecc ci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique tolluwaayam ak CFA $1 ñoo ngi koy weccee 554,453 francs CFA 1 euro ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling mooy xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 752,035 francs CFA un yuan chinois xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 87,2630 francs CFA un dirham xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 58,9051 francs CFA xaalisu Makka di réal ñoo ngi koy weccee 147,868 francs CFA xaalisu Gambie one dalasi ñoo ngi koy weccee 11,7541 francs CFA bu weesoo taux de change beeg waxtu yi nga xamee ni jàpp nañu ko ci wàllu jaww ji ëllëg itam julli yi ndax mën nañoo xam tolluwaay yi diggante fajar ba gee Marianne. waaw waxtu julli Pape Cheikh bu ñu xëyee suba 5h24 lañ koy julli tisbaar ñu ngi koy julli 13h07 takkusaan ñu koy julli 16h24 timis 19h36 geewe ñu ngi koy julli 20h44.
loolu mooy waxtu julli waxtu naafile yi itam baax na itam ñu baaxee leen ko ci ñaareelu bis bi oustaz Pape Hann ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel jox la sa wàccuwaay tey ñu tàmbali saison bu bees bu quartier général xam naa laataa nuyoo gi di nga baaxee sunu xarit yi balaa gën a guddi waxtu naafile yi tey. jërëjëf El Hadj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ndokkeel di la ziyaara bu baax a baax. di ñaan fii la ñu toogoon daaw ne yàlla may fekke déwén. amiin déwén bi nu ñaanoon yàlla daaw mooy ren kon yàlla nañu yàlla mayaat fekke déwén. bu déwénee kenn bañ a manqué. ci darajay Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nuyu kilifa diine yi nuyu jiitu réew mi borom kër gi. nuyu ñi nga xam ni ñoom laa bokkal plateau yi kilifa yu tedd yi ak soxna yëpp rek. di la ziyaara bu baax a baax a baax. Alaaji Pape tey mooy ñaareelu guddi. tey mooy ñaareelu guddi bu ñu war a def sunu naafila. nga xam ni suba mooy ñaareelu fan ci koor gi. nu wax ni dañuy juróom-benni rakka lay doon ñetti sëlmal ñu ni rakka bu ne da ngay jàng fatiha inna a'taynaaka al-kawsara juróomi yoon fatiha bu ne rakka bu ne fatiha inna a'taynaaka al-kawsara nga jàng ko juróomi yoon mu nekk ñetti sëlmal ñu ni borom xam-xam yi wax ne li ci nekk ci ngëneel nekk ko ci yiw kenn xamul nu mu toll wax nañu ni yiw bi nga cee am mel na ni ku aj junni yoon aj junni yoon aj bu ne yàlla nangul la ko wala docteur boo xam ni faj na junni nit goo xam ni la mu ci am ci yiw la mu ci am ci tiyaaba kenn xamul nu mu toll yow mi def loolu da nga am yiw bu ni toll kon nu ngi ñaan yàlla nangul nu sunu naafila yàlla nangul nu sunu koor ñaan yàlla bu nu xiif-xiifu neen yàlla bu nu marmaru neen yàlla bu nu sonn coonop neen ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam xanaa Orange promotion yu muy def ay 100% ak 200% ñun ci diine ji weeru koor moom weeru promotion la pour ñun ñëpp alaaj pa weeru promotion la boo jëndee ñaar ñu may la benn. mi ngi noonu démb rek maa ngi koy wax ñoom saa neex ca ngoonal ma wax leen ni weer la woo xam ni yun ci yàlla Muusaa mi nga xam ne yàlla boole na ko ci 5 prophètes yi jël premier ci 124 000 yi wax na yàlla ni ko mën naa nekk citoyen simple pour ma bokk ci xeetu rasulullah ndax xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam li leen yàlla jagleel xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla mbëggeel gi mu am yonent bi ci Sayyidina Muhammad dafa feeñ ci xeetam waaw dafa feeñ ci xeetam ndax yonent bi musul xalaat ndax yàlla bu yërndoo xolam la muy bëgg wax xam na ko musul xalaat wala muy ñaanal xeetam lu ko yàlla nangalul dem na sax ba yàlla ni ko ëllëg naa la jox ba nga ne doy na parce que bëggul kenn dem safara yàlla ni ko wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda naa la jox ba nga kontaan keroog la ne yàlla maa radiitu du ma kontaan mukk fii ak sama xeet yi ñëpp dugg ñu biir aljanna kon alaaj Pape weer wi nga xam ne weeru promotion la weeru njéggal la xam nga fukki fan yu njëkk yi 11 mois yi li nga def ci bàkkaar retiré ci bàkkaar li nga def ci lu bon fukki fan yàlla ne baal naa la fukki fan yi ci topp yàlla wàcc yërmandeem ci sa kaw te yërmande yàlla ëpp mindee fi yow kenn rek yàlla di la xoolee bëtu yërmandeem ga bëtu ñeewanteem ga moom borom bi subhanahu wa taala fukki fan yu mujj yi ñu ni kat safaraa nga gauche yow droite nga jëm su ma nee droite mooy aljana nga jëm direct mooy itqun minan naari yow goreel nañ la ci safara sa carnet jëf ñu xool lu bon bu fa ne woon ñu dindi ko jël ci caisse noire rasulullah yi duufalal la ak nu carnet bi toll yenn saa yi carnet yi fees de carnet yi dafa fees Mohamed Ndiaye ak may xool ay sama carnet alaaj Pape fi mu ne nii carnet yëpp a fees wallaay carnet bu fekkee bind bu weex la jox yi ci am yu ñuul yee gën a bari mais yu ñuul yooyu nag fexeel mu effacé wu ci weer wi de sa carnet fees na ba amatul fexeel mu effacé wu ci koor ci weer wallaahi kon weeru promotion ci fukki fan yu njëkk yi surtout mooy njéggal waaw yàlla nga fóot alaaj Pape nag foo war a setee waroo faa tilimee dëgg la wax dëgg yàlla foo xam da nga fa war a setee war ngaa góorgóorlu ba doo fa tilimee fukki weer ak ñaar yàlla ne 11 mois nga def nga lu la neex benn weer bi ngal la waay profitool ndax deekat buy ñëw day bette al mawtu yëti baxtatan waaye wal xabru sunduqul amal araba dafa wax ne dee buy ñëw day bette waaye kenn ku ci nekk ci ñun sa bàmmeel sa keesu jëf rek moo la fay fekk talaaj Pape weer la woo xam ne ku yàlla mayaat nga fekke ci benn fan loolu sauvetage la àddina ak Allah wallaay sauvetage la yàlla na yàlla may ñu jeexal ko amiin amiin réew mi yàlla daf fi jàmm réew la moo xam ne ñu bëgg yàlla lanu réew la moo xam ne ñu bëgg Seydina Muhammad lanu réew la moo xam ne ñu baax a ko dëkkee waaye dañuy wax rek noonu wax am na ñoo xam ne ñu ngi def lu bon waaye dañoo xamul sama Maodo dafa waxoon ni jamono li ko yàq mooy ki xamul te xamul ni xamul te xamul lañ ko ni xamoo kooku lu yàq mooma wa min ajabil ashya'i annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri mooy ki xamul te xamul ni xamul te xamul lañ ko ni xamoo kon nii ñuy def ni di wax rek baax na ci mënul ñàkk kenn gindeeku ci voilà kon nu ngi ñaan yàlla defar suñu mbiri àddina waaye defar suñu mbiri àllaxira amiin moo tax lépp la ñuy waxtaanee ci jotaay bi ñun ñëpp a ngi fi tey rassemblement la rek xam nga quartier général moom foo ko waxee xam
ni bu dee parti politique la sax fa la ñuy rassemblé woo donc ñun itam guddi gi ni ngeen koy defee seeni kër ndogu ba noppi laataa xëdd diggante naafila ak ñoom seen lu ne xaj na ci ñun ñëpp ñu toogandoo ak yéen ñi nga xam ne ni yéen a àndandoo ak ñun tey ci télévision Futur Média Mamadou Mohamed Ndiaye ñu ngi lay nuyu yow itam jox la sa wàccuwaay. heureusement fekkee nga ren waaw maa ngi koy santal yàlla sant yàlla bu baax sante ko yàlla sante ko Mame Saliou macha allah sa nuyu waa Sénégal yëpp nuyoo gi doore ko ci suñu kilifa gi ñu bokkal plateau bi nuyu ñi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi nuyu waa Sénégal aussi kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa adduna yi comme ni ngay wax rek am mbégte weeru koor bu nekk di ànd ak ñoom ci quartier général Pape QG day émission boo xam ne man personnellement dama ko fonk ndax fi laa jooyee c'est sûr te lu la jooyloo rek moo la mën donc yàlla ñu yàlla dimbale bañ di ci ànd ak sénégalais yi amiin amiin saa su nekk li ñuy bëgg ñu leen koy defal baalu ñëpp àq nag macha allah man moom maak yow yam amel lañ sénégalais yi wallaahi man moom baalu naa leen moo tax ñu ngi jéggalu waaw jërëjëf boo seetloo bi may tàmbali dama ne maa ngi jéggalu tey jéggale waaw voilà ñun tamit baal nañu ñëpp saa dégg naa ko sànq mu ne carnet ba daa bëri mbind yu ñuul waaw naa ñuut feuille yu ñuul rek ba yàlla du xàmme bu kayit yu ñuulee mbind mi ñuul yàlla du xàmme non parce que douane bi bët bi dafa ñëw dara du ko romb. waaw te moo gën a garaaw douanier yàlla teg na malaaka yoo xam ne seen bët dafa ñëw intellectuel de haut niveau maa la ko wax dara du leen romb ba day agrégé lañu yàlla ñu yàlla xiir ci boppam rek yëfi àdduna nag yëfi àdduna la xam nga ñun moom li ba sëriñ ba ne woon keroog da ngaa saayire lool ma ne ko waaye yàlla dina fay xol de waaw parce que yàlla nee na fii ci man alal du fi jariñ askan du fi jariñ li fiy jariñ mooy xol bu laab yow ma laa yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata allaha bi xalbin salimin xam nga problème mu réew mi lu ko indi mooy ñi footballul indi penalty ci biir match bi dëgg la de mooy dañu am problème xol dëgg la xol nag bu laabee di nga dund lu ko jag macha allah génn àdduna génn ko jag yéene ñëpp jàmm li nga yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp yal na yàlla defal xol bu laab amiin amiin ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki sénégalais yi yàkkamti woon gis itam moom it mu ngi ci rassemblement bi tey di Sara Cissé ñu ngi lay nuyu jox la ni oustaz ak Mohamed sa wàccuwaay yow it waaw Pape Cheikh jërëjëf maa ngi nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di nuyu ñi ma seqal plateau bi di nuyu tamit kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi techniciens yi nga xamante ne bi ñu xëyee ba tey ñu ngi ci préparer émission bu am solo bi di quartier général di sant yàlla ndax defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal c'est la 3e saison et jusqu'ici macha allah tout se passe très très bien donc ñu ngi ñaan émission bi vraiment mu nekk émission bu gudd fan. amiin amiin te ñu koy teewee saa su ne kenn bañ a manqué. kontaan naa trop. et maa ngi nuyu ñëpp. amiin ñu ngi lay fay ci kanam daañu ubbi parenthèse jagleel ko li lëmbee réew mi ci wàllu actualité bokk na ci étudiant bi nga xamee ni faat nañu ko am na gëstu boo xamee ni def nañu ko donc daañu ubbi parenthèse bi ak Sara Cissé ndax lépp loo xamee ni jëm na ci wàllu actualité daf ñu ciy gindi bu weesoo sax journal 20h bi nga xamee ni daf ñu koy présenté ñu koy seetaan ak beaucoup de plaisir ki nga xamee ni bëccëg bi mooy gunge njaboot yëpp di gindi ñu bëri ba ñuy gindeeku mooy jabaru imam Eva Tra ñu ngi lay nuyu yow itam jox la sa wàccuwaay. jërëjëf sama rakki bopp maa ngi lay ziyaara di nuyu mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun di nu seetaan di leen ñaanal weeru koori jàmm waaye balaay lenn nag danaa am plaisir nuyu sama càmmiñ yi ma fi fekk ak sama collègue yi baax yi macha allah di ñaan yàlla mu dolli jàmm ci biir Sénégal amiin amiin ñaan yàlla lépp loo xam ne daal waxtaanee nañ ko fii yal na ci ñëpp jële njëriñ incha allah yàlla defal nu weeru kooru jàmm kër yi am jàmm àdduna bi am jàmm bu ko defee macha allah dara du ñaaw maa ngi lay wax yow itam bismillah ci dalal bi ñu dalal kontaan naa natt bi nii natt weer wi ak borom xam-xam yeeg liñ ci wax am na ku ñu tasel bind na ci d'ailleurs livre Eva dinañ ci waxtaan bu ca kanamee tuuti tey tamit c'est le grand retour de Père Boukhar moom it ñu am mbégte mu àndandoog ñun ci saison bu bees bi bu quartier général Père ñu ngi lay nuyu ndaka Louga. waaw Louga nga fa rek Louga nga fa di fan yi moom féex na. waaw féex na fan yi sedd na ak koor gi. di leen ziar. ñu ngi delloo ziar comme na ma ko daan waxee rek xam nga bu ma bëggee lim. waaw dana mel ne dana moom tubaarkàlla dana yaatu. dina metti waaye daal foog sama dëkk ba. dëkkub Cheikh na Cheikh Sadbu ba. xeertu Ngumba Ngewul. di ziar Cheikh Al Mahfou ma nga xam ne mooy xalif général ba xam nga boo nee Ngumba foofu dëkkub Cheikh na Cheikh Sadbu. xeertu.
sama sëriñ ba Sërif Saaya Aydara doomi Cheikh Mohamed Fadal moom Cheikh Maxfu moom Cheikh na Cheikh Sadb ma dugg ca kër ga ziyaar leen ñaanal leen jox leen seen wàccuwaay ndax xam nga man saa su ne dama koy wax dama naan réew mi buñ fi nekkee kilifay diine yi war nañ leen di ñaanal ñoom nit ñiy ñaanalee ñun war nañ leen di ñaanalee noonu ñu gudd fan bu baax a baax yàgg fi lool tamit ndax réew mi daal daanaka ñoom ñooy reen yi fi mu ne ñoom ñoo yor réew mi kon jaadu na ñu leen di delloo njukkal bu baax a baax di leen ñaanal weeru koor wi nu dugg nag nu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim te génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin incha allah di ñaan képp koo xam ne bii ne rek moom nga ko moom yàlla na nga ko ay déwéni ci barke Cheikh na Cheikh Sadb ziar ñi toog ci plateau bi ñëpp waaw sunu oustaz Pape An moom boo ko gisee waaw sama xol day seet ndax moom ci yonent bi rek te koor gi léegi mu jeex li ci des bëreetul 28 wala 29 jours 29 nga léegi mu jeex bàyyi nu waaye tamit koor gi kat léegi mu jeex nag maanaam daal di ziar ñëpp des 28 xaw ma 29 daal. di ziar ñëpp waaw li ci des daal bëreetul. 29 fa des bëri tey la ñuy soog a doon. 29 fa des bëri. seenu bu njëkk bi fi léeg 27 jours yi rek bu soobee yàlla. Fatou daal kontaan na. jërëjëf bég nañu teewaat ci. wallaahi yàlla àndandoo waa kër gi yëpp. xam nga kër gi moom suñu kër. wallaahi yàlla raf moom daal sama xol sedd na moom daal tubarkàlla. macha allah waaw fi mu ne daal. waaw émotion ma jàpp nan xaar ba ca kanam nan dem ba ca kanam rek. fexeel ba moytu ñoog sa palmaan bi nag dégg nga damay ragal nga yóbbu ci kaw Alfi. bii du bi taq de. bii du muy bu ma neexee den nag Mohamed Ndiaye te du tax. Cheikh day daa daw sànq. man kay lenn laa xam ne bu ma ko defee moom mu tax xanaa ma génn asamaan si suufu taw. mu taw moom bu boobaa dina yureeku. yàlla na yàlla dolli jàmm. amiin yàlla boo yóbbu suñu kaw tey ak palmaan bi Alfi ñu ngi lay nuyu yow itam di la ndokkeel weeru koor moom weeru lekk la weeru bànneexu la da ngay gis sama classe gi bu ñu xasee ba ndogu dañuy lekk ba xëdd te baax na itam bu ca kanamee daañu waxtaan ak yow ci yenn ci ay conseils yu diététiciens yi joxe mais en même temps di nga ñu toggal xëdd bu ca kanamee tuuti ñu ngi lay nuyu. ci kanam am na lu mu commandé donc dinañ ko defar ci kanam mais laataaloo ñu wax ci wàllum lekkin parce que boo nee koor xam ne ñu bëri niñ ciy demee premier 10 jours yi sax daf leen di gaañ parce que dañuy lekk lu tuuti lekk lu ëpp mais ci kanam am na élément boo xam ne bu jàllee dinañ gën a mën a waxtaan ku nekk xam nan ngay lekkee surtout ñu feebar yi ak ñi nga xamante ni mënuñu supporté jiw bu bëri ak sax voilà timis daa gaaw a romb moo tax ngay gis ñu bëri dañ koy raté ndax dañuy ndogu rek toog di lekk ak naan yooyu yëpp nag jar nañu joxe ci ay conseil bu ca kanamee lay doon Cheikhou ñu ngi lay ziar 5 millions lañ ko may ci kooru Sanex waaye dafa yooxoom boobu nag moo jaaxal ñëpp gis nga loolu jooy na jooy yoo xam ne ndeysaan mbaaroon nga ñu fer na Guèye Pape Cheikh maa ngi lay ziar digi delloo char waaw di nuyu ñi ci plateau bi yëpp. di leen ñaanal yàlla di leen balu àq. d'abord bu baax a baax xam naa ni moom sama frère Mohamed Ndiaye dafa ni ku gàddu ay àq la waaye man mii kenn gënu maa gàddu àq ci Sénégal. ma sénégalais yëpp baal àq ak àdduna bi yëpp. ñu ñaan yàlla niñ ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla may ñu kattan ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin amiin te ñi kenn bañ a manqué. ñi toog ci plateau bi yàlla bu kenn yàqu yàlla bu kenn yàqule. amiin waaye nag Pape nga may ma souhaiter sama soxna Sadia Seck joyeux anniversaire. ndax bisu premier koor gi. di anniversaire am. di ko ñaanal benn bant bi mu ci am muy Papi Guèye. ma tuddee ko sama papa. yàlla na dem ba wallu ko. amiin ndax vraiment sëy na lu ma ko ñaanale. amiin jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp. jërëjëf Pape mu ngoog donc Cheikhou ngi fi Mamadou Ndiaye it ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu téléspectateurs yi. di leen baalu àq di leen baal àq comme ni nga ko Cheikh waxee di ñaanal yàlla may ñu gudd fan ak wér. amiin di fekkee ko ay déwén yu bari. toujours di kontaan pour bokk ci jotaay bi mel nii. toujours di ci jëlee xam-xam. di ci jëlee li nga xamante ni mooy yokkute. en tout cas maa ngi gërëm ñi nga xamante ñoo nekk ci plateau bi di leen baalu àq aussi. c'est toujours un plaisir comme ci kanam ni nga ko waxee li nga xamante ni mooy actualité sportive bi. ci kanam dinañ ci ñëw Aliou Cissé mi nga xamante ni joxe na liste 23 jours ñi war a dem ci coupe du monde bi. ci kanam nañ ñëw yaatal ko ak yeneen yi nga xamante
xamante ni ci kanam dina nekk lu amal solo li nga xamante ni mooy téléspectateur. parce que tey on sera très sport daañu recevoir Gorgui Sy Dieng international boobu nga xamee ni au-delà de ni mu doonee champion Amérique nekk champion fii ci Sénégal il fait du social li mu def ci réew mi defe naa bëri na daañu ci waxtaan ak moom puisque moom mooy gan gu njëkk tey ci quartier général bi Mame Fatou Ndoye aussi dinañu rejoindre bu ca kanamee tuuti daañu waxtaanee liste Aliou Cissé bi wax nga ko léegi nii ak yenn ci ay challenge yoo xam ni suñu gaynde yi ci la ñu jëm hashtag bi QG la ci Facebook bi Twitter ak suñu compte yëpp ci réseaux sociaux yi parce que ñu ngi xaar seeni commentaire ak fu ngeen mënti nekk ci àddina Marianne. mbokk internet yi ci émission bi la ñu bokk ba tax na Facebook/QGTFM mën nañu wéy di ci participer. mën nañu participer également via Twitter hashtag bi QGTFM la waaye mën nañu participer également via suñu application bii di GFM et vous application bi nag comme ni ma ko tàmm di waxee da nga koy télécharger gratuitement su fekkee da nga yore iPhone yaa ngi dem Apple Store bu fekkee da nga yore beneen xeetu Android yaa ngi dem Play Store soo ko télécharger nag di nga am lépp luy support groupe Futurs Médias waaye di nga am également li nga xamante ne moo di L'Obs TV ndax ñu ngi jëm ci coupe du monde Pape Cheikh L'Obs TV dafa gagné li nga xamante ne moo di droit yi donc moom dina bokk ci coupe du monde bi participer ci bu baax kon application boobu di GFM et vous moo leen di permettre également ngeen mën a seetaan li nga xam ni moo di L'Obs TV TFM religion également nga xam ni programme yu am solo dañ ko fay teg ngir ëttu këru diine yi dafay daal di bokk waaye tamit di ngeen am suñu yéenekaay bu bees bi nga xam ni wàllu tàggat yaram rek moo ko tax a jug muy record waaye tamit lépp luy programme King FM ak RFM di ngeen ko am via suñu application boobu di GFM et vous kon Pape Cheikh comme ni nga ko waxee Gorgui Sy Dieng mooy suñu invité tey ngeen wéy duñu bind ñu ngi leen di xaar Pape Cheikh. voilà ñu ngi leen di xaar donc ci suñu ay compte ci réseaux sociaux yi bu leen fàtte itam am na ay xéewal yu bëri yu ñu leen jagleel ñoo leen ko tàmmal ay enveloppe yoo xamee ni mën na jëriñ mën na doon sukkaru koor mën nañ cee teg itam ay billet Makka ak ñoom seen ci numéro téléphone yi nga xamee ni dañ ko affiché bu ca kanamee tuuti ci suufu écran bi partenaires yi nga xamee ni ñoom ñoo ñuy accompagner ñoom itam ngërëm ñeel na leen bokk na ci Orange bokk na ci Vache qui rit bokk na ci huile chef Aïda bokk na ci Café Kango Touba Gaz Rapide Transfert Alib bouillon bi di Kadi chocolat Delia ak waa Sénico bokk na ci itam Beko Monogram ñu ngi leen di gërëm jot naa ci service transport la ak lépp lu jëm ci wàllu livraison à domicile di gërëm tamit Munif Group ñoom lépp lu jëm ci wàllu meuble dañ ñu cee jàppale waa Touba Quincaillerie Générale ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm ak Dano bu ca kanamee dañu jàllale seeni publicité ak ay commentaires yu ñu leen jagleel tey ji ci quartier général bi ci bis bu njëkk bi naka la ko sénégalais yi dundee am na ñenn ñu taseel ngir ñu wax ñu premier jour koor gi naka la ñu ko dundee. yàlla rek waaw ndax weeru koor moom bu ñëwee sant yàlla rek lañ ciy def ndax day weer woo xam ne mooy lépp. sant yàlla rek ñu ngi sant bu baax koor gi moom yàgg nañ ko def ñu ngi ñaan gën fee yàgg rek. parce que yéene woor nekk na ko sunu borom bëggee. instant bi moom defaguma dara. waaw mun naa xëy ba fii ba ay 2 heures fekkee du ma def dara mais bu demee ay boor 2 heures yooyu damay noppale ko julli. di nga ko xaw a yëg moom di nga ko xaw a yëg ka heure bi daan na fekk nga ndekki xam nga naan sa ndox mu sedd teg ci kaasu café yooyu xam nga mais comme heure bi defoo yooyu yëpp tamit dina xaw a def jeu ci yow quoi mais tamit comme koor yàlla moo ñu ko sant. xam nga il faut ñu bàyyi lépp pour weer bi waaw ndax li ci yàlla denc yëpp maanaam moo ëpp ay lekk ak naan daal. man amul changement ci man xam nga mag laa nag yàgg na maa waxar amul changement ci man wax dëgg yàlla ni ma ko daan dundee rek laa koy dundee waaw incha allah. mu ngoog noo ko dundee gàngoogu ak yenn ci ay sénégalais yoo xam ne ni tey ci bëccëg jot nañoo tase ak ñoom man de damaa yëndoo xol bu tàng xaw ma ndax jàmbat gi dagan na. xol bu tàng laa yendoo de di xuloo rek ku ma ne salaamaaleykum sax ma foog ñu def maa saaga. mais xuloo xiif la wala xuloo lu mu doon. xaw ma loolu musuma dal ma jàpp ni bis bu njëkk bee metti rek xaw ma nag ndax jàmbat ci koor dagan na. non Alaaji Pape xam nga nag wax dëgg yàlla bu fekkoon dañ ne ko Pape boo war a jox la 1 million. doo mer. dëgg la. journée 1 million est-ce que di nga mer. déedéet. ma kumba daal bëri nga xam-xam sama doon bëgg jëm da nga dem bisimilah. journée 1 million. nga xam ne weer yi bu daan ñëw ni ko mag yi di gàttandoo. buy dem nañuy jooyee. alaaj weer bi dara melul ni. dëgg la waaye li wax dëgg la am na ñoom balaa seen xol a tàng weeru koor jot. dañuy jàmbat rek. dañuy jàmbat rek jàmbat waaw mais jàmbat bi moom du yoon. ci yàlla wax nag innahum laa yarji'uuna walaakin yashkuruun
gars yi duñu dellu si mukk mooy dañuy jàmbat rek waaw bis bu ne ñu ngi jàmbat te kenn ku ci nekk war na am loo sant yàlla mooy bi nga xëyee tàllal sa loxo mu tàlli ko rek da war nga ne alhamdulilahi rabbil alamin dëgg la moo koor gi am nañu ko bëggoon a fekkee dëgg la démb am nañu dee dëgg la tey jii ci suba am nañu dee ba ci ngoon gi am na ñoo xam ne fekkuñ ndogu même ci guddi gi nii balaa émission bee jeex am nañu malakul mooti ngi jël rek bis bu nekk malakul mooti dina xool kenn ku ci nekk ci ñun dina la xool juróom-ñaar fukki yoon ba xam nag war nga dem wala waroo dem mën nga nëbbatu bu la xoolee sa loxo damm nag xanaa dina la bàyyi bis bu ne malakul mooti dina xool kenn ku ci ne 70 fois xool parce que moom yàlla def ni ko ñaar ngay def ma dégradé la nga rey ko heure am jotul ak ko heure am passé laa yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuuna midi pile rek léegi nag yàlla xéewale la ba nga fekke ko ci nga jar na xol bu tàng jaru ko ah ni nga war a yendoo mooy sant yàlla nag alaaj ba mais Eva li yàlla rek ko mën de man kay li mu ne malakal multi dinañu yóndu 70 000 fois yi daal. par jour waaw man sa yóndu bi daal mi ngi gis maanaam. mu ngi ñun ñëpp mi dafa mel ni loxo bu ñu tegu ci ñoom. même boo tujjoo laqatu ak yooyu da lay gis. amul laqatu amul dugg ci biir néeg bi am dugg laqatu ci biir ndaali moom mënukul moo te kenn du ko rëcc. macha allah. kenn du ko rëcc. yenn saa yi nga gis ku jël vol dem tukki àgg rek parce que fa la war a deewee. ak kay dëgg de mu jëlee ko foofu. dëgg. foofu la war a deewee yàkkamtee tukki dem àgg rek yenn saa yi nga gis koo romb nuyonteeg moom ñun la dee na ci yoon bi gisoo ko mu bett la lool sax ñu la diw dee nga ne non bàyyi li nga diw nga daja léegi yàlla na nu yàlla may gudd fan ñu la dem na amiin moo jara ñaan wala mooy mag ci daan ñaan ni mais dégg naa nag fu ñu koy waxtaanee dafa romb Pape te nga bàyyi boobu te wax daal ci soirée bi non mun na nekk ci kër yi moom daal alaaj Pape waxtaanal rek ci QG alaaj Pape am tàng xool nag day indi yii dëgg la de tàng xool dana indi xiif am na ñoom bu ñu xiifee dañuy mer am na ñoom bu ñu banquee dañuy mer dëgg la am na ñoom bu ñu banquee dañuy mer dëgg la am na ñoo xam ne bu leen seen soxna meree bu lox ak ñoom dañuy mer am na ñoo xam ne bu ñu banquee nag moom boobu gën a garaaw am na ñoo xam bu ñu xiifee mbaa ñu mar alaaji Pape ku wax ak ñoom histoire ñëw waaw mais nag wax dëgg yàlla biir weeru koor tàng xool xam naa tam mer gi tey leneen a ko indi waaw xiif la woon quand même mais du xiif am na itam leneen loo xam ne ni bëggoon naa ñu waxtaan ci tuuti on a remarqué à chaque fois bu ñu waree wala ñu war a tabaski wala ñu war a korité wala ñu war a koor il faut que coow li bëri ci weer bi feeñ na fii feeñul fële Màkka woor nañu Gambie woor nañu il faut que mu am ay polémique fii ci Sénégal balaa ñu ci commentaire Eva dem nañu seeti koo xamee ni xam-xamam màcc na ci wàllu lune bi ni ñu koy seetee il a même fait un livre ci li nga xamee ni moo jëm ci weeru koor mu ngi ko tuddee le jeûne les prières du mois de Ramadan j'aimerais qu'on l'écoute ci waxtaan woo xamee ni seq na ko ak Mamadou Ndiaye bu ñu noppee waxtaan ceeg Eva Tra. fukki at a ngi nii may def li ñuy wax taxawu islamique mooy calendrier islamique bii ngeen gis fukki at ëpp na ko sax ba ma ko commencé mais fukki at laa ko commencé defee nii loolu pour yombal la di wane que ni li ñuy wax calcul ci weer wi damay leeral tey que ni du calcul loolu dana jaxal ñu bari parce que weer wi yàlla dafa am nu mu ko bindee yàlla moo wax wa shamsu wal qamara bi husbaan moo di que le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux la ñu observé nag maam yi ñoom sàkket la ñu amoon ak takkandeer ñun ñoom ordinateur la ñu observé ñu def ko ci ordinateur loolu mooy indi que ñu naan dañuy calculer mais mën naa ne la tey wallahi lazim bu ñu juumee rek li ma nar wax dafa rëy de yàlla moo juum te yàlla du juum la yàlla wax moom la ñu jël def ko ci ordinateur bi voilà ci weeru koor bi liñ ci xam mooy lenn weer wi dafa am cycle am comme ni jigéen amee cycle am noonu la weer wi amee cycle am weer wi tey la juddu bu juddoo tey ci 11h44 boo ko xoolee ba suba muy alarba ci 11h44 muy benn fan loolu dina si ñëwaat mais pour wax li nga pour toll li nga wax rek comme tey la juddu buñ demee ba ngoon mook jant bi dañuy àndandoo seen écart dafay mat fukki minute ak ñett jant bi soowee kële soox mu mat fukki minute ak ñett donc ñoom ñaar bu ñu àndandoo
ni ma sa lumière bi di éclairer noonu la jant bi di éclairer weer wi ba kenn du ko mën a gis léegi nag li ci am mooy dañ naan la ña calculer xam nga calcul mooy da nga naan weer wi judd na mais kenn mënu ko gis parce que dama naan ñun man li may def dañ naan dañ ciy boole sunna mooy bu weer wi bu fi nekkee tamit te mënuñu ko gis dañ koy dàq donc nag buñ ko séentoo duñ ko gis ñu mottali benn fan ñi nga xam ne dañu am 29 dañu jàppoon tey le 29 ñu mottali muy ñu am fanweer ñun ñu jàpp 29 ñun suba la ñuy séentu weer wi normalement alarba buñ ko séentoo gis ko fang ñu alxamis umte koor voilà. ma ni ci jeextalu koor gi loolu mooy am moo di que weeru koor bi ñuy jën koor gi ñu jëm normalement 29 jours war a doon warul doon 30 29 la war a doon te ci weer woowu aussi bu ñu xoolee ci weer woowu bu ma ko xoolee ci calendrier bi weer waa ngi nar a judduwaat ci weeru koor bi mooy ci jeexantal ba le 13 juin à 19h43 xam nga fële mi ngi judd woon suba fële ma nga nar a judd ci ngoon si kon nga xam ne bu juddoo 19h43 bis boobu nga xam ni mooy mujj ci weer wi muy le 29e jour mooy le 14 juin donc la veille muy le 13 weer wi judd na sa ëllëg sa ci ngoon si buñ ko séentoo war nañ ko gis léegi nag li ci am mooy problème mooy xam nga li xew ci àjjuma toujours daañu fexe ba xëy na nit ñi daañu fexe ba ni gisuñu ko nañ ko mottali mais dama naan toujours gis bi xam nga ci lu mu aajo mooy ñu séntu ko bu baax booy séntu weer da ngay fexe ba di ko xool fa nga ko war a xoole weer waa ngi jant baa ngi fenke penku weer yi moom buy juddu sow lay fenke donc à l'ouest donc booy séntu weer ci ouest nga koy xoole presque fa jant ba sowee nga koy xoole loolu dafa am solo kon nañu jàpp ni que weeru koor bi 29 jours lay doon fa muy jeexee bisu àjjuma lañ nar a kori te lu am solo la loo xam ni bu ñu xoolee fa muy juddoo dana am benn fan lii mooy li nga xam ne moo ci nekk amu ci leneen loo xam ni dafa am lu ci nëbbatu inurul islah mastatar mu ngoog mu nekkoon Khadim Rassoul Gueye moom nag xam-xamam màcc na ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu lune bi muy weer bi feeñ na wala feeñul suba la ñuy woor wala du ñu woor suba ci li mu expliqué li Mohamed Ndiaye wax léegi ni l'information principale mooy ren 29 jours la ñuy woor selon li mu expliqué ci façon bi scientifique yi di seetee weer bi mais moi je reste convaincu que suñu borom moom réglé na problème yëpp. 29 jours la wala 30 jours la moom njaayee ni daañu woor. waaw moo tax may laaj sànq Makumba ma ni ko li tax coow li di am toujours. ci ñun weer bi feeñ naam feeñul jaaxal na ñëpp daal Makumba. vraiment. xam nga àdduna moom. wuute dafa mës a bari. d'accord moo tax yonent bi waxoon ni sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo gën a xam ñëpp àddina. mu ni ixtilaaful ulama yi rahmatul. mu ne wuute borom xam-xam yi. wuute googu nuy wuute. mu ne yërmande la. loolu la Rasulaay wax. mais jant bi ak weer wi. du ñu daje mukk. yàlla ne laa shamsu yanbaghi an tudrikal qamar. yàlla da ko préciser bu yàgg. waaw nee na jant bi du dab weer yi mukk. te ash-shamsu wal qamar yasjudaani. yàlla nee na jant bi ak weer yi dañu nekk ci réglé. comme ni Guèye waxee léegi ak ni mu ko décortiqué léegi. gis nga waykat arab dafa wax ni yow mi yett xala. xale bi jox ko ki ko moom. aatil xaw sa baariha am na koo xam ne ku ko fekk ci mëninam xeeb sa bopp. moom nag am na ñoo xam ne seen àddina yëpp dañoo gëstu mbir mi. ba am lu leen ci yàlla defal. moom boo déggee ni mu ko waxee xam ni am na lu ko ci yàlla defal. ni mu ko gëstoo ni mu koy waxee ni mu leeree. te borom bi subhanahu wa taala du jum mukk. ba ci scientifique yi sax. fekk nañu suñu borom leeral lépp. wàcce diine jeeg yooyu mais ñoom tereewu leen dëgër bopp def ci ay recherche. biñ ci defee recherche résultat yi dafa méngoo. ak li yàlla wax ci alxuraan. mais bay rasulaay ne xaj bu lekkee ci ndab dañ ko raxas juróom-ñaari yoon. mais ñoom dañ koo jël dugal ko ci seen laboratoire yi bañ ko dugalee. benn yoon ñu raxas ba mu set lii di gën a raxas setal. 6e fois ñu xool xam ne am na benn microbe bu des. bañ a raxasee 7e fois. la ñu gis mu deñ.
junni sadaqa rasul Seydina Muhammad wax na dëgg xoola ba mu ko waxee léegi am na junni ak ñeenti téeméer bu topp kon yàlla wax na ba noppi te yàlla na yonent bi loo wax maa ko wax mais loo waxul xuma ko mais jant bi ak weer wi du ñu daje mukk tey ji am na ñu nekk ci bëccëg am na ñu nekk ci suba am na ñuy door a yeewu am na ñoo xam ne ñu ngi ci fajar waaw am na ñoo xam ne ñu ngay nelaw am na ñoo xam ne ñu ngi ci bëccëg jant bi génn na foofu kon lu ñu daje sama classe ki nag dañ ko jàpp rek ci ñun makkaa ñu njëkk a woor ndax bokkuñu fuseau horaire du ñu daje alaaj Pape du ñu daje jant beek weer yi du ñu daje mukk kon ñu ngi ñaan daal bu ñu ay yàlla acté waaw yàlla acté ñu ci yërmandeem voilà ndax bisu korité kenn du ci woor te ñun yenn saay am ñu wori am ñu woor comme par exemple Sénégal am nañu démb am itam ñu tey yàlla rek moo xam yàlla rek a xam kay moo tax ñaan yàlla dugal ñu ci biir yërmandeem ju jaatu yooyu te kenn bañ a foog ni sa bos a gën morom yàlla rek a xam yàlla rek moo xam borom bi rek moo xam macha allah moo tax ñu ngi gërëm bu baax Xaadim mi ñu tasel moom bind na ci livre mu ngi ko tuddee le jeûne les prières du mois de Ramadan mën ngeen ko am defe naa ñu ngi koy jaayee fu ne fii ci réew mi on vous offre livre bi d'ailleurs ci suñu page Facebook bu ngeen ci bëggee mu ngoog leneen a ngi itam am na solo muy lekk gi xam nga début koor moom baax na bu dee da ngay def jotaay bu mel ni quartier général nga joxe yu am solo yoo xam ni ñun ñi fi ne ak yéen ñiy seetaan dina leen mën a jëriñ lekk gi dafa am solo Alfi am na ñoo xam ni classe Mohamed Ndiaye moom urséram bi weeru koor ba weeru koor lay génn waaw yooyu yëpp baax na itam ñu wax ak borom xam-xam yi ñu jox ñu ay consignes par rapport ak boo feebaree lan nga war a lekk dégg naa julli bi sax baax na ci bien-être. dëgg la Pape Cheikh parce que bokk na ci activité physique yi nga xamante ne suñu yaram moom la soxla. mais bu ñu ñëwee ci wàllum lekkin bi tamit dafa am nuñ ko war a defee maanaam nuñ ko war a defee xam nga boo sa yaram nekkee au repos lu yàgg temps bu yàgg lekkul naanul. buñ nee dog jot na waruloo ñëw rek jëlandoo lu bëri. wala jëlandoo lu diis loo xam ne après daf lay gaañ. mais am na élément boo xam ne jot nañ ci defar parce que chaque fois da nga koy wax du ñu wax mukk te laaju ñu avis wu spécialiste yi mën nañ ko dem seetaan ñëwaat. weeru koor bi ñu ngi ciy dugg au passage muy ziyaare waale ñu ñëpp si weeru koor bi tamit di leen xamal ni ñu ngi dugg si weer boo xam ne peut-être pour entretien yaram la ndax umpale woon ne alimentation dafa am importance weeru koor li ñuy gën a seetlu da gis ni que ni nit ñi bu ñuy weeru koor bi ñëwee dépense dañuy yokk da ngay am impression sax li ñuy lekk dafay bëri c'est parce que dañoo comprendre lan moo tax weeru koor bi jóg ak ban ndimbal la ñu war a indil ci suñu wér-gi-yaram parce que boo ñu xëddee mooy fajar gi dañuy toog ba ngoon booru timis ci la ñuy lekkaat donc dañuy am pause diggante boobu yëpp mais ça ne veut pas dire que pause boobu suñ ko toogee lekkuñu ko si guddi gi bu ñuy dogu xam nga dafay gaaw ndax diggante timis la ak geewe bi ak bu ñuy tëdd dafa gàtt soo bëggee nag instant boobu yëpp nag nga bëgg jël li nga lekkul woon ci bëccëg bi yëpp nga bëgg koo rattraper dafay métti wér-gu-yaram donc liñ ci soxla woon sax liñ ci séntu woon dootuñu ko ci am daal waaw liñ ci séntu woon mooy que ni raxasaat defaraat yaram bi il faut que nit ñi di xëdd bi c'est obligatoire surtout pour les personnes diabétiques ñi nga xam ne dañu diabète te seen médecin ñu dem ci seen docteur mu xoolal leen parce que bala ñuy woor dañu war a dem ci docteur bi xool seen état xool ba xam ñoom mën nañu woor wala mënuñu woor parce que diabétique warul tëb rek xëy rek ni damay woor dafa war a xool au préalable balaa muy dem balaa koor gi di ñëw dafa war a seet saytu yaramam mais su wooree dafa war a xëdd comme ñeneen ñëpp kooku moom c'est obligatoire mais surtout chez les diabétiques xëdd bi dafa obligatoire ndogu bi tamit mu def attention ci yenn aliments yi par rapport ak ñeneen ñi nga xam ni que ni xëy na peut-être lii ñu moom dana xam ne yan aliment yan type d'aliment la war a lekk yi nga xam ne duñu gaaw a yéegee suukaram trop donc daf ciy def attention donc conseil bi ñu mën a joxee vraiment si weeru koor bi mooy que ni nit ñi nañuy naan ndox bu bari surtout ñi nga xam ne dañuy nekk ci région yeneen yi nga xam ne dafa tàng trop il faut ñu yokk seen naan beneen bi mooy que ni il faut ñu moytu lépp lu niin alimentation bu grasse boo xam ne dafa niin nañ ko moytu waaw pour mu mën a permettre li ñu lekk mu mën a digérer parce que déjà guddi gi comme ni ma wax ni weeru koor activité dootul am parce que boo xiifee sa activité dafay wàññeeku
soo ndogoo tamit da ngay sonn ba nga xam ni que ni peut-être dootoo def benn activité donc presque activité zéro lay doon donc boo amulee activité na nga bëgg nag surcharger sa organisme jox ko loo xam ne dafa niin trop gënu si nga ñëw ci reer bi parce que plat kii bi principal bi nga xam ni reer bi mooy boo ñëwee ceeb lay doon en général wala à base de d'autres céréales par exemple mën nga jël ay couscous marocain wala lu mel ne ay vermicelle ak yooyu mais da ngay gis ni fii au Sénégal sax on a l'habitude de manger du riz ceeb la ñuy lekk donc ceeb boobu yëpp dafa am ay suukar en plus de cela nga jël nag jus yi nga xam ne dañ ci dooli suukar def ci sucre donc dafa bëri moo tax nag souvent man damay joxe conseil sax il est préférable nga reer ba pare doo ko def say naafila parce que naafila bi dina la permettre sëgg yi sigg yi c'est des efforts physiques yooyu def dina la mën a dimbali mu faciliter un peu digestion bi. mu nekkoon madame Touré diététicienne la nekk ci hôpital bu Grand Yoff ñu koy gërëm ci disponibilité bi li mu wax am na solo c'est vrai que ñu ngi leen di kokkaleeg palaatu lekk bi ci plateau bi xam naa sax seen xel mënees na cee ne waaye pour ñun la moom la ñu xëddee tey laata Alfi du ñu toggal donc wax na lu am solo Mohamed Ndiaye couscous nga ndogoo tey. xam nga li Alfi wax nee na saaku ceeb. waroon naan café rek sànjaafu yëfi. loolu ma dal nag Pape. da nga ko war a def ndànk. parce que ñun waa Ndar moom. xam nga couscous day sekki ceeb la ñuy ndogoo. xam nga couscous day sekki. moo tax it gis naa gan. yooyu tey dañ leen teel a libéré balaa xëdd nga mën a dox tuuti parce que dégg naa julli bi it daf koy bale daf lay def balayaas. daf koy def xam nga dafa wax lu am importance loo xamante ni Pape soo lekkee da nga war a may sa yaram. mu digérer ko. maanaam boo am na ñoo xam ne dañuy lekk tàndarma naan café. boo mel ne na Pape Cheikh ñoo xamante ne dañuy naan ndox dem ci ceeb bi directement. mais mayal sa yaram mu digérer. nga naan yoo xamante ne infusion la naan ndox naan ay soupe. parce que lépp loo naan ci ndox rek bokk na ci sa apport en eau bi sa yaram soxla. mais xam nga tey suñu dogee 19h. nga naan café di nga noppalu ba booru 21h 22h pour mën a lekkaat. heure boobu nit waru ci lekk parce que à partir de 21h loo lekk sa yaram dootu ko jël. mais xam nga koor la ñu nekk ban heure ngay lekk à partir de 20h nit bu jullee timis ba pare rek war na reer. parce que ñoom Alfi papaam daf leen tàmmal bu ñu ndogoo 19h et quelque dañuy lekk ba xëdd. déedéet mais ça xam nga su fekkee xam nga mais ça à partir de 21h loo lekk problème la sa yaram dootu ko parce que dara gënul metti yeewu ci weeru koor xër ñi di géex li nga reere bi ngeen baal li saa expliqué loolu dafay dugg ci temps normaux mais weeru koor la ñu nekk xam nga tey su fekkee da nga ndogu lekk 19h lekk mburu xam nga mënuloo attaqué directement ceeb bi sa yaram sa biir dafay fees am na ñu ko mën nag mais di nga may sa yaram di nga may sa biir 2 heures de temps yoo xam ne dina mën a digérer nga mën a lekkaat te ku ne xam na ni quartier général day wéttali waate da ngay seetaan Pape Cheikh ba nga sentir ni sa xiif ñëwaat na moom laa la wax da ngay naan ay bisaab naan ay infusion yoo xam ne da lay may nga digérer waaw comme yow ni ngay sànjaafoo xam naa yëf général du ñëpp koy seetaan am na ñoo xam ne dañuy yeewu suba dem liggéey par exemple. waaw bul ñëw foofu soxna si ñëwal ci nu mu gën a normalé rek. nu mu gën a normalé mais su fekkee da nga war a woor yaa xam lekk gi mais su fekkee da nga war a woor nga lekk arrêté lekk 21h juguloo xëdd ça est-ce que loolu dina baax. xëdd heure normalu lekk dugaat na. waaw à partir de 6h du matin 5h du matin. parce que am na ñoo xam ne effectivement duñu xëdd. duñu xëdd mais su fekkee alimenté woo bu baax. 21h nga arrêté lekk maanaam nga naan café est-ce que doo am ay problème tamit bu fekkee jugoo xëdd sax. nga vide waaw moo tax daal comme ni li moo tax diététicien bi conseillé ni waaw li mu wax baax na xëdd repas la am na ñoo xam dañuy karmat. waaw dañuy am na ñoo xam ne sax paresse bi moo leen di jàpp dañuy tayal a jug dañuy tayal am na ñoo xam ne dañ naan dañuy xeet ñeeñ am na ñuy jug di lekk banaana di lekk nen ñii di naan soow ñii di lekk tàndarma moom laay lekk man daf maa jàpp repas la xëdd dafa nekk loo xamante ne Pape am na ñoo xam ne nen bu ñu baax man vérifié naa dégg naa baax am na ñoo xamante ne banaana la ñuy lekk banaana soow am na ñoo xam ne tàndarma la ñuy lekk kook sa butéelu am na ñoo xam ne ceeb la ñuy lekk da ngay ne ci jàmm am na ñoo xam ne tamit loo leen wax ñu nettali ko ci kanamu télé bi mais amul problème c'est entre nous rouge bordeaux bi voilà vous êtes des hôtesses père yow da ngay lekk ba fajar wala ñu tuuti ñi nag ñoo dàq lekk waaw man moom damay lekk waaw man moom à partir de heure ndogu buñ nee naan jot na moom danaa jël mburu moo xam ne moo ko bokk ak kenn boole ko kaasu café pare jëlaat meew sek naan mburu mu ñool wala mburu mu pata mburu mu gudd mi mu yaatu mi bu mel ni sa moom laa naan teel jël ba pare boole kook nag 300 cere yu ma jëndoon ak 100 francs meew wala 200 meew mais looy doyee 200 meew mais sama biir ko laaj man damay naan meew lu bari bu ma paree jëlaat benn dose café bu ndaw
après guuxaan ndox gallax ndiku nag toog def ay 30 minutes 35 minutes mais man li ma jaaxal mais nit dana réeree comme nga réeree ceebu jën ba pare di géex laax quel mélange. loolu du jàngoro yi. loolu mélange bu doy waar la bon de toute façon on va pas rester ci li ñuy lekk l'essentiel mooy lii madame Touré wax ngeen gëstu ci Alfi nag léegi comme nee na bu ñu lekk lu bëri guddi gi dañ lay bàyyi nga dem nag defaral ñu xëdd déjà jox nga ñu entrée. waaw mais damay dem xam nga waañ bi maa ngi ne la ak waa Sénico ak waa Beko waaw ñu fas yéene defar benn soupe harira xam nga soupe harira bi nga xamante ni moo jógee Maroc ñun adopté nañ ko ba dama yaakaar ni sax Maroc léegi ñun ñoo leen dàq soupe ba tropicalisé wuñu ko sax ngay wax waaw parce que traiteurs yi ñi ngi koy def restaurant yi ñi ngi proposé seen ay kii parce que dafa nekk soupe boo xamante ni c'est assez complet légumes secs yi nga xamante ni mooy pois chiche di lentilles bokk na ci ay légumes yoo xam ne boo ko lekkee da ngay jël ferñeent yu bëri yu doy yoo xamante ni sa yaram daf ko soxla doo amaana doo sax xiif donc ci kanam fa laay dem ni Pape def naa sama mise en place defal leen benn soupe harira bu neex bu léger boo xamante ni dinañ ko mën a booleeg plateau amuse-bouche bi ñu am ci mu ngoog parce que soupe itam baax na ci weeru koor it naar yi dañ koo tàmm oustaz julli moom itam borom xam-xam yi nee nañu bu sa biir feesee pour nga éviter maladie sax le fait de julli dafa baax ci bien-être dafa baax alaaj Pape yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan wax ni moom bu daan feebar day wax ni julli moo koy faj sallallahu alayhi wa sallam waaw julli moo koy faj alaaj Pape julli moom asalaatu nuurun leer la goo xam ni waxuma jaabante gi ngay jaabante diggante rukkoo ak sujjóot boobu xeetu entraînement yaakaar naa sa biir lu mu fees boo defee ay naafila 11 rakka wala ba sa biir lu mu fees nga taay yi génne doxantu ji def juróom benn rakka boo sëlmalee boo jógee di nga yéeg oyof ci yow waaw loolu amul ci leneen lu dul julli alaaj Pape waaw amul ci leneen lu dul mais sànq bi ñu joxee julli yi loolu na ñu bari dañ koy def ñu ngi wax suba 24 5h24 mais xam nga heure fajar bokkul ak heure suba buñ ne asalaatu xayru mina nawmi salaatu googu ki doon lekk bàyyi na ki doon tëdd di nelaw ñu neen ko asalaatu xayru mina nawmi nelaw yi ngay nelaw julli moo ko gën jugal nga nelaw jugal nga bàyyi jugal nga julli ji léegi mu jug diggante salaatu googu ak fi suba di jot def na ay minutes yenn saa yi mu def 10 minutes yenn saa yi mu def 15 minutes yenn saa yi mu def 7 minutes kon bu ñu nee suba 5h24 mais julli suba démb ak tey mi nekk 5h41. kon lan mooy différence su. mais fajar 24 bi li muxtaar bi ak daruriya bi lu ci différence. waaw xam nga diggante maanaam muxtaar bi ak daruriya bi mooy boo jullee suba. waaw bu ñu jullee suba ba tey bu ñu nee allahu akbar suba. waaw yow fajar rëcc na la. waaw xam nga ñaar rakka fajar rëcc na la. da nga ñëw julli suba. bu ñu demee ba jant bi génn foofu ngay fay sa ñaari rakka fajar yi nga xam ni. rëcc na la alaaj Pape waaw maanaam muxtaar mi mooy fi heure bi jotee daruri bi mooy bi heure bi passé d'accord mooy bi heure bi passé mooy genre nga yeewu 9h waaw mooy nga yeewu 9h boobu yaa ngi ci daruri bi léegi nga war a julli tisbaar mu tàmbale 1h15 wala 1h30 dem na ba 4h diggante 1h30 bi ba 4h yaa ngi ci muxtaar mi boo ko génnee nag yaa ngi ci daruri bi macha allah waaw macha allah tisbaar takkusaan ñu ni commencé na 4h30 ba 6h doone maa ngi fas yéene fay maa ngi fas yéene julli rek ba 6h su weesoo maa ngi fas yéene fay takkusaan ngay maa ngi fas yéene fay takkusaan waaw bu fekkee 4h30 ba 6h yaa ngi ci muxtaar mi tisbaar 1h30 ba 4h yaa ngi ci muxtaar mi looloo indi yéene bi am différence entre bi addaa yi ak bi xaddaa yi waaw mi ngi noonu d'accord alaaj Pape tabarakallah an sa ustaas bi mu tuddati Khalifa Niang waaw tabarakallah sama nopp yëpp a yàqu daf maa kaata moo tax damay obligé di réciter li mu ma jàngal voilà mu ngoog jërëjëf oustaz loolu am na solo defe naa jëm ci julli geek ñoom seen weeru koor nag njëriñam daañu ci waxtaan guddi gu jot ci quartier général bi bu ñu jàllee itam ci leneen loo xam ne ni actualité la réew mi yëpp di ko naqarlu étudiant bi nga xam ne ni faat nañu ko bërki démb ca dëkk bu ñu naan Ndar boo seetloo hashtag bi gën a siiw mooy je suis Fallou Sène ñun itam ñu ngi xalaat njabootu Fallou yëpp ak képp koo xam ne ni bokk nga ak moom di masawu étudiants yi nekk Sénégal yëpp sax actualité la boo xamante ni boobu ba tey ñëpp a ngi koy waxtaanee. waaw ñëpp a ngi koy waxtaanee bi xibaar bi daanoo ba tey yaakaar naa ne ñëpp ko mettitlu ñëpp ko naqarlu mu nekk tamit vraiment lu tiis
lu regrettable loo xamante ne yaakaar naa ne ci sama xam-xam bu gàtt waratul am ci sunu dëkk franchise universitaire yu lu mel ni waratu see am xëj na yàlla ak ndogalam ndax li ñu jot a taataan ci ay xibaar manifestation la woon étudiants yi di revendiquer seen paiement de bourse paiement bi daal di am retard ñu ne woon dañuy dem ci restaurant bi pour def ngénte tubaab yaakaar naa ne képp koo xam ne jaar nga fi université fii Sénégal xam nga luy ngénte tubaab donc su retard bi amee ci paiement de bourse yi dañuy faral di dem donc ci cantine universitaire bi ci resto bi ne daal tey dañuy lekk ba suur te duñu fay dara donc ñu bëgg leen ko tere loolu jur benn manifestation indi ay débordement ñu woo force de l'ordre yi pour ñu ñëw encadrer donc manifestation boobu mais malheureusement ce qui est arrivé est arrivé un gendarme a tiré pour disperser la foule et blessé donc Mouhamadou Fallou Sène mi nga xamante ne il a perdu donc la vie dans des conditions vraiment terribles malheureuses ñuy koy vraiment jaal waa këram jaale famille am jaale ko tamit étudiants yëpp jaale ko Sénégal parce que c'est un fils du Sénégal qui est tombé mais mu nekk vraiment lu regrettable Pape Cheikh loo xamante ne tamit dafa xolli beneen góom parce que tey bi ñu ubbee je pense Mouhamadou mun na ma seede tout le monde est revenu un peu sur la mort de Bassirou Faye presque journaux yëpp da ngeen ci ñëwaat tey c'était en 2014 mort ici à l'université Cheikh Anta Diop quasiment dans les mêmes conditions te ba tey ñu ngi ci procès bi waroon am pour situer les responsabilités jotul am donc deewu Fallou Sène bi dafa xolliwaat góom boobu mu nekk daal vraiment loo xam ne war nañu taxaw def ci taxaw seetlu waxtaane ko ngir nag mu bañ fee amati. après baax na itam di wax ak nit yi surtout léegi dañu am trop liberté ci réseaux sociaux yi ku ci wax itam na nga ci wax ak prudence ndax am na ci yenn yu ñu gis yoo xam ne ni mën na taal dëkk te ay du yam ci bopp borom baax na itam ñu waxante suñu biir ñu sénégalais yi ne buñ ci dee commenter buñ ci dee wax bu ñu joxe ay xibaar bu ñu dugal ay vidéo ak yenn yi nañ ci dem ak prudence ak wax lu ñu leer itam. loolu lu am solo la Pape Cheikh parce bon à que préciser. effectivement bu yu mel noonu su amee rek nit ñi mer dafa nekk lu nga xamante ne nit ku nekk da nga ko war a moytu. ndax boo meree rek amaana mën nga def wala nga wax lu nga xamante ne waroo ko woon wax te loolu yëpp rëccu lay jur. donc effectivement démb am na ci ñu nga xamante ne def nañ ci wala wax nañ ci loo xam ne ëpp na. war nañ saluer aussi taxawaay bi nga xamante ne moom la état bi am parce que événement bu malheureux la neexul ci kenn. j'imagine que gendarme bi def loolu tey àddinaam yàqu na am na lu ko naqari. c'est sûr ñi ngànk tamit corps boobu. am nañ forcément lu leen metti. Sénégalais moo décédé dans des conditions malheureuses kon dëkk bi amul fenn fu nga xamante ne rek amul ci kenn mun ci am lu la neex donc nañu delloo ci xel yi te démb dama lire benn post d'une grande dame une jeune Ami Sarr Fall Intelligence Magazine et vraiment daf ci bind ci je tiens à le rappeler parce que j'ai été marquée bi ma lire sa contribution sur le site de Dakaractu muy indiwaat nit ñi indiwaat jeunesse bi wax ne nag la paix est la première ressource au Sénégal ak lu mu mën ci doon jàmm mooy sunu ressource bu njëkk mooy sunu koom bu njëkk mu nekk lu nga xam ne nag dañ ko war a aar jàmm jooju kon bu ñu profiter ci lu mel nii ba mu juraat leneen nañu fexe lu mu metti xol yi fees na mais ñu xam ne nag ñëpp a bokk tiis bi ñëpp a bokk naqar bi te def ci lu rafet voilà te kenn bañ ci def itam récupération comme j'ai dit tantôt ñu def ci ndànk rek ndax Sénégal la Mohamed war a faatoo mënu ko romb donc fi mu war a faatoo moom mënu ko romb moor doom am na Fallou faatu na ci yenn circonstance la faatoo enquête dina ko leeral mais gis nga Pape lu ñu waxadi ñett yi faaw ñu wax ko muy ñetti étudiants faatu nañu ci même condition yi ci même cause yi Balla Gaye njëkk a faatu
dañoo réclamer seen bourse ñu ne dañ koo fetal mu faatu. Bassirou Faye topp ci. Fallou topp ci. xam nga luñ ci mën a jàngat. muy li indi problème bi nañ ko lijjanti. muy mbiri bourse yi. comme xam nañ ne tout le temps moom mooy indi ay problème étudiants yi di ko réclamer ay 18000 ay 36000 yooyu noonu. nañ ko lijjanti mu féete boor. bu fekkente ne pare nañu waxante dëgg étudiant bu xiifee amul bourse lu mu lekk nekk fi mais du toog di dee xiif. dëgg la du dee xiif waaw. seet benn moyen boo xam ne même su bourse yu wàccul. ñu lebal leen ci restaurant bi ñu lekk bu bourse yi génnee ñu fay. kon lii du am. wallaahi xam nga maa ngi dégg ñu wax ne président wax na ne way waa inspection générale d'État nañu gëstu xool bourse yi audité ko mu leer. tant que defuñu loolu coow la du lijjanti. du leer c'est sûr de toute façon. am na benn classement boo xamante dafay classé université africaine yi. mais Sénégal génn na ci 10 meilleures universités yi ci Afrique. ndax genre jëf yu mel nii rek. c'est-à-dire université li ñuy séntu ci moom mooy mu jàngal doomam. mais pas mu leen di fàtte. nekk université référence. Pape Cheikh fàttali lay doon rek ne man comme anecdote bés damay romb école Mame Awa Balla Mbacké. gis xale yi ci diggi tali bi xëy na ñu ngi may déglu. alors bi ma ñëwee gis leen ci diggi tali bi ma gis ñu jël poubelle yi nekkoon foofu renversé ko ci tali bi jël commencé bëgg a lakk ay pneu. alors je me suis permise ma ñëw man ne leen taxaw leen. du ni arrêté leen bu fekkee ne da ngeen mer dem leen ngeen taxaw ngeen rangé wu ngeen won corps professoral bi ne yéen kontaanu leen. ñun itam sunu doom yi en tant qu'éducateur éducatrice. dañuy bëgg rek ñaaxaat leen dellu si leen. nit du jóge ci am naqar. waaye boo amee naqar na nga dal. boo dalee dal dana la woon yoon. dëgg la ngay xaar bourse xiif sonn ak réalité ya nga bàyyi kër ga boo ko xoolee rek def ci focus di nga sax dóor nit te doo ko tey mais ñu leen di ñaan encore une fois ngir yàlla parce que ñun dañ leen a soxla yii bu amee dinañu wax nañu topp kaka def nañu kile waaye bu fi nit ki nekkoon daf ñuy gënal moo tax ñuy fàttali sunu doom yi lillaahi wa rasul bu ñu jaaxletee wala bu ñu meretee nanu fexe rek ba dem ak seen xel parce que ñun dañ leen a soxla tey bu ñu jàppee karayak ba ñuy seetu karayak karayul yooyu yëpp d'accord yoon mooy topp liggéeyam waaye doon nañu gënal suñu doom bi nekk fii encore te loolu ñu ngi koy mën a am ci kaw dal ak organisation moo tax ñun ñuy xalaat famille bi il faut dénoncer et pas égratigner loolu itam baax na ñu wax ko téléspectateurs yi peut-être que débat bi dina gën a tàng suba ci jàkkaarloo mais ñun dañuy delloo si rek dañuy delloo si waat nit yi rek Pape élève bu ne boo xoolee fa nga tàmbalee 6e ba na ngay dem université amoo bourse donc muñ bourse lu war a yomb lay doon ci yow 6e bi nga commencé CI ba ni ngay demee université amoo bourse yàlla mooy jàpp sam njàng donc dem université am bourse mu yeex a ñëw warul jul yenn xët-xët ji bon les avis sont partagés waa Cheikh waaw vas-y tuuti rek damay ñëw ci li Tata Eva wax c'est juste que xam nga ñun ci télé bi dañu fi daje bu ñu gisantee dañuy fóonante jàppante laamisoo mais ñëpp yamuñu jikko dëgg la est-ce que mën nañoo canaliser ñëpp fii am na ñoo xam ne dañuy mer muñ am na ñoo xam ne dañuy mer péter les plombs lu toll ni université des milliers et des milliers de doom nekk fa ñii dañuy mer dugg seen néeg ñii dañuy mer ñibbi ñii dañuy mer wanee ko neneen li nga wax la nañ leen wutal banque boo xam ni wala ay banque yoo xam ni ci université yi am ci région yi xam nañ bu weer deewee banque yooyu la ñuy dem pas yeneen banque yi ñuy rang fii banque université la seen xaalis moo fi ne bu fa loolu amul mais ku xiif fippu li am nag c'est regrettable yàlla bu mu amati yàlla bu mu amati mais nañ ni wut solution comme li nga wax Sarah pour finir balaa ñuy dem Ndar fekk fa Ousseynou Diop mi nga xam ni fekk na famille bi waxtaan na itam ak yenn ci ay étudiants waaw je pense que mënuñu aborder quand même benn sujet bu mel nii sans parler je pense de la responsabilité des forces de l'ordre quand ils répriment les manifestations est-ce qu'il faut toujours laisser les policiers s'armer de balles réelles et pénétrer les franchises universitaires pour réprimer une manifestation waxuma ne baax na waxuma ne bon na mais dama yaakaar ne à quelque chose malheur est bon lu mel ni bu amee amati war nañ toog nag réfléchir bu baax xam ndax loolu aussi c'est une solution parce que li Sanex wax moo fi nekk àddina ak mouvement d'humeur moo ànd àddina ak manifestation moo ànd nit dina am lu koy bégal dina am tamit lu koy merloo te face à des situations am na ñoo xam ne comme il dit dañuy mën a maîtriser seen bopp am ñoo xam ne yàlla mayu leen loolu dañu koy génnee est-ce que léegi dañu war a continuer di dugg ci université di réprimer manifestation en s'armant de balles réelles
loolu c'est un débat boo xam ne je pense qu'on a même dépassé l'heure qui s'impose et que il faut vraiment qu'on discute de ça. Parce que c'est dangereux boo rombee gis ni lakk nañu auto police biir université ñu ne la ñoom dafa utiliser nañu balle réelle daf lay naqadi c'est-à-dire ku dul sénégalais sax li xew naqadi na la et puis dafay nekk publicité bu rafetul boo toogee gis télévision étrangère yi nga xam ne ñoom yàkkamtiwuñu lu dul jëyee am ci dëkk ba ñu yónnee seeni caméra ak seeni reporter daf lay naqari ñun on a été à Saint-Louis fekk fa suñu correspondant ba fa ne di Ousseynou Diop j'aimerais qu'on l'écoute très rapidement laata ñu dellu si ci plateau bi bay jàll nag ci ñaareelu partie quartier général. tey suñu xol dafa dee ñu am naqaaru xol boo xam ne mënuñu ko am lenn luñ ko qualifié mais buñ gisee tamit suñu mbokk yi ñu ànd ak ñun ci combat boobu suñu xel dina dal ci côté même bu dee sax xel mu dal mënuñu koo wax jamono bii ndax métti weesuwul nga àndandoo nit di xeex ngir say moroom ñu faat sa bakkan. te faat bakkan boobu ñu ko def teguñu ko ci lenn lu dul ëpp doole fii ñëpp xam nañ ne bërëb la boo xam ne ay ñuy jàng ñoo fi war a nekk mais pas ñu am ay des forces de l'ordre yoo xam ne dañuy ñëw pour jaay doole du loolu lañ soxla woon ci biir bërëb bii Fallou nekkoon koo xam ne daf doon xeex ngir li nga xam ne moom la étudiant bi soxla ñu jox ko ñu ray ko ci loolu kon donc ñun ñëpp dañoo interpellé à cela Fallou daf ñoo xàllil yoon boo xam ne beneen étudiant ci Sénégal loolu du amati mukk loo fekk rek ñu daal koy faat wane na léppam bañkat la woon jàmbaar la woon comme ni ñu koy waxee Baye Fall la woon ndax bi suñ coordination ñi tënki étudiants yi fii ci Ndar joxe ndigal na nañ veillé fii ba suba ngir défendre li nga xam ne ñun moo ñu war bokkoon nañ ñi fi toogoon ba xëy suba kon kooku amuñu lu dul moom pour respecter ko ndax li mu def bépp kuy étudiant ci biir Sénégal yow la ko defal. seen étudiant sax ñu naan dafa doon zikkar ak yooyu. dafa doon zikkar moo tax ñu ne la Baye Fall di tudd baatu laa ilaha illallah ba fajar xëy suba sa bakkan rot loolu maanaam lu wane la xel mu dal la ndax ku gëm borom bi subhanahu wa taala may jàllale aussi famille ku gëm yàlla lan ndax ñun sax mënoon noon amoon na fu ñu tolloon waaye ñoom ñoo ñu doon dalal waaye tamit loolu signifiewul benn yoon ne dañoo war a bàyyi loolu. dañ ko war a xeex ngir ñeneen dañ ko war a xeex ndax étudiant ñëwul pour ñu ray ko mais dafa ñëw pour ñu sàkku xam-xam. voilà ay avis yu étudiants yu ñu fekkoon foofu ca Ndar ñuy gërëm suñu correspondant boobule di Ousseynou Diop nga xam ni moo ñu teewal ca dëkk boobule en tout cas ñëpp ko naqarlu étudiant nag boo ko waree jox bourse jox ko boursam mooy dëgg parce que ku mer kaas loolu moom defe naa lu am la mais ñu fàttaliwaat rek ni comme ni ko Sara waxee jàmm moom lu mu fajul defe naa leneen mënu koo faj donc Sénégal yëpp naqarlu nañu li nga xam ne nii moo am bërki démb ci université Eva. moom lay wax man ni lii Cheikhou ak Sara wax dama ci d'accord waaye bu ngeen fàttalikoo bu jëkkaan xam nga du ma ne sax bu jëkkaan ba léegi dana am fu dëkk bi di toll am fu jamono di toll nga gis sëriñ si génn ñaan njekk am xel yoo xam ne dañ leen a dellu si donte xel yi demul totalement wax dellu si ay xale itam dafa nekk lu am solo parce que ka nga xam ne tey yaa ngi xëcc ak moom mi ngi yor arme nga avancé parce que amuloo sa bourse nga ni tey damay jaayante ak moom njëriñ loo fekkee Papa Cheikh damay préféré xale ya daw ba rëcc te xaar bourse ëllëg moo gën ñu nar a taxaw sax jàkkaarloog ñoom waaye itam ña nga xam ne ñoo war a joxe bourse bi nañ ñu dimbali ngir yàlla di leen jox yëf yi à temps parce que réalité ci biir réalité dafa am mbir moo xam ne daal mën nga koo teel a faj wax dëgg yàlla boo ko fajee ba du indi problème dafa ñuy gën a l'État doit écouter le peuple ça c'est important nguur day déglu peuple loolu am na solo xam naa dañ ko gën a yaatal ci débat wu suba bi lu ko mooy dinañu recevoir ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu kaaraange monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye moom certainement dina bokk ci gan yu quartier général daaw ñëw na waaye tombé wuloo nag ñu dénk ko biir réew mi donc ren tombé nag ñu dénk ko intérieur defe naa bu ñëwee ci plateau bi daañu waxtaan ci ponk yu bëri manque de sécurité bi xale yi ñu doon faagaagal fan yële ak li nga xamante ni moo xew ak étudiants yi de toute façon kilifa yooyu yëpp fii mooy seen grand place daanaka di quartier général nañ leen recevoir ci plateau bi minuit 7 mooy doog a jot ba tey ñu àndandoo ak yéen ci quartier général tey la ñu koy doog a tàmbali bu ca kanamee góor gi si Dieng la Mame Fatou Ndoye di àndal fàttaliwaat ne leen ni itam Aliou Cissé def na listu ñi nga xamee ni ñoo nar a dem ci coupe du monde bi ñoo ngi koy waajal ay jours ci des Mouhamed Niang itam moo ñu fekk si ci plateau bi cant yi mënul ñàkk ci jotaay bile ñu ngi koy nuyu xanaa profité ci rek libéré oustaz Pape Anne ndax da nga war a ñëwaat fajar 6h30 ci télévision Futur Média. wallaay jërëjëf
Alaaji Pape am nañu mbégte ñaan yàlla defar suñu lépp rek. amiin ñaan sëñ Fallou bi fi bàyyi ko yal na ko yàlla yokk yërëm. amiin amiin yàlla kawel aljanaam. amiin oustaz ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam. amiin amiin heure ba jot na waaye maa ngi ñaan daal président. suñu militaire yeeg sa gendarme ñoom ñëpp rek bal yi reyee ñu génne ko def bal bu du reyee. te relation de confiance daa war a am ci diggante. sa njaboot ak ñoom xëbal sa njaboot sax mënul ñàkk citoyen yi. grenade rek doy waaw xëbal grenade yi sax dafa am kaani. grenade yi baaxul bal moom daal mën nañoo def noo xam ni. waaw nit du loru daal. mën nañoo def noo xam ni dañoo war a nekk ay daw daru. bal yi reyee daal bal yi reyee war a daw laqatu seen ginnaaw ay daw daru lañu war a nekk. bal reyeel yi nañu ko génne ci fital yi. waaw bal yi reyee nañu ko génne. am na bal yoo xam ne mën na laa tiital. nga wàññeeku te doo dee. mais oustaz ay bal moo mën a ñàkk ci njàng. bal yi reyee nañu ko génne. kiy jàng ay fourniture ak matériel la gën a soxla ci bali fetal. ak boursam di ñëw à temps yooyu la gën a mos ngaa dégg député bu salaire am tardé. déedéet lu tax étudiants yi seen bourse di tardé. wallaahi wallaahi. nañ ko seet foofu rek c'est-à-dire nit loo jëmbat fulla da nga koy matal. nañ leen taxaw. wallaahi il le faut. taxawu leen ñoo war a yor réew mi ëllëg. ñoom ñi taxawu réew mi tey nekkoon nañ ay étudiants. nekkoon nañ ay élèves. te taxawoo dañu leen taxawu woon. kon ndaw ñii nga xam ne ëllëg ñoo yor réewu Sénégal. ñoo war a yëkkati réewu Sénégal. war a yor drapeau Sénégal. nañu leen yëkkati. nañu leen jàppale. nañu leen dimbali. milliards yi côté bu ne yaa ngi tudd milliards yaa ngay génn. milliards yooya. lañ leen di jox bariwul. ku xiif di nga fipp. ku xiif Alaaji Pape di nga fipp am na ñoo xam ne seen i waajur amuñu lu ñu leen jox. jóge nañ jéem dëkk dem beneen dëkk ba nga ne amoo fa benn mbokk. da ngay jógee Dakar dem université bu Ziguinchor par exemple amoo fa benn mbokk. kon loolu ñu lay jox. nga war koo dundee. joxuñu la ko. boo xiifee di nga fippu. booba nag la kilifa yi waroon a toog waxtaan ak ñoom. loola sax wax dëgg yàlla yonent bi. loola pala fanweer. man su ma fa fekkoon mën naa paye ñu bëree bëri. wallaahi ñu bëri sax mën nañ ko def waroon na cee paye ñu bëri. lekk leen suñu leen fayee ngeen kon ni xam waxee. lekk leen bu seen salaire ñëwee ñu dagg ko ci. ñu d'accord kon nu ngi ñaan fàllu ma dem. yal na ko yàlla yokk yërëm. lii yal na yem fii. ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam. am réew am xel mu dal moo ko yor. am réew ay kilifa yu ñu ko dénk da nga war a am sago. souplesse waaw ànd ak sago. sago dafa baax. dafa baax ci doomu aadama. yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dafa ni ko. li nga mënee ñëpp mooy da nga baax. ne ko boo nekkoon di ko xat xol. mbaa nga nekk di ko gaaw a énervé wu. kon lii nga am lépp doo ko am. moo tax Nelson Mandela waa Afrique du Sud bëggoon ko. mi ngi noonu souplesse c'est important. fa bimaa rahmatin min allahi linta lahum. yàlla ne ko walaw kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. boo nekkoon di ko gaaw a mer di ko dëgër xol. kon gaa ñu du ñu bëgg ci sa kaw. yaa ngi ni yàkkamte dem Médine. dëgg la boo demee bu ñu la wanee Makka ak Médine mbooloo ma fa ne. la ko waral lépp mooy xolam bu laab ak dal ga. ak daan jéggalee ka jéllale. waaw am mën a faj dara daal koy jéggale. kon nu ngi ñaan réew mi yàlla fi jàmm. yàlla ñëpp am jàmm. yàlla ñëpp am jàmm. ñu tawat yàlla saafara leen. ñi nekk ci prison yi gaaw génn. réew mi nekk yàlla defaraat suñuy jikko. ndax am réew bu jikko yee baaxee mu gën a jëm kanam. yàlla na yàlla defal jàmm Alaaji Pape am nañu mbégte. jërëjëf suba ak jàmm. jërëjëf Oustaz le 6 juillet. incha allah ca Grand Théâtre loolu moom kenn du ko fàtte en tout cas man sama wax ak sama leitmotiv li bëgg mooy dëkk bi dafa soxla reetaan le pays a plus besoin de sourire fii ñu tollu tembe loolu la dëkk bi gën a soxla wuñu ay fermeté am na yu bëri yoo xamante ni soxla wuñu ko dañoo soxla relation de confiance entre ñun ak sunu takk der yi dañoo soxla ay kilifa yu souple nga xam ne ñun ñu leen fi teg fu ñu leen fëggee ñu ubbil ñu et puis voilà je rappelle encore que le pays a plus besoin de sourire qu'autre chose ñu ngi lay gërëm bu baax Oustaz Pape Hann bu ca kanamee tuuti ci fajar gi boori 6h30 daañu àndandoo ak yow laata nag ñuy recevoir ki nga xamee ni mooy Gorgui Sy Dia Mame Fatou Ndoye lay àndal pour ñu waxtaane tàggat yaram ci lu bëri tey dañuy nuyu ki nga xamee ni moo ñu fekk si tey di Mohamed Niang mu Serigne Saliou Mohamed ñu ngi lay nuyu xale yi bëgg ko lool ngeen gis laata ñuy koor ni doon partagé li muy doog di génne ci jotaay bi tey nag moom la ñuy àndandool Mohamed ñu ngi lay nuyu gërëm la ci teewaay bi ak ni nga ñëwee ci ubbite quartier général. Pape Cheikh maa ngi lay siyaar bu baax. di siyaar ñi ci plateau bi di wax waa àddina maa ngi nuyu ñëpp waa Sénégal. di nuyu kilifa diine yi. ak kilifa aada yi. di am mbégte nag ci
dalal gi ngeen ma dalal. di ci kontaan loolu. mu ngoog bu ca kanamee tuuti bu ñu publicité ba noppi dinañ la fekk foofee nga toog pour nga mën ñoo jox rek li ñu namm tey ci ay cant ci télévision Futur Média. On va permettre à Mame Fatou ak Gorgui Sy Dieng de nous rejoindre tout de suite en même temps ñu préparer publicité yi bu ko defee jël tuuti pause Mame Fatou bienvenue Gorgui Sy Dieng bienvenue ku ci nekk li nga defal sa réew defe naa bëri na waaye baax na itam ñu fàttaliwaat leen ni mën ngeen ñu yónnee seen ay commentaires on va retrouver internautes yi dans quelques minutes ak Marianne Siva hashtag bi QG 2018 la Twitter Facebook ba ci Snapchat bu émission bi am ngeen possibilité découvrir coulisses yu émission bi mën ngeen télécharger itam application bi di GFM et vous Gorgui Sy Dieng merci d'être là Mame Fatou Ndoye yow tamit ñu ngi lay nuyu gërëm la ci teewaay bi tey ci quartier général on va permettre aux techniciens ñu defaral micro bi en même temps ñu jàll ci publicité yi parce que partenaires yu bëri ñoo jàpp ci suñu ay combat Alfi xëdd bi fu mu toll yaa ngi ci. maa ngi ci de Pape Cheikh ataay bi laa la bëgg njëkk defaral nii. da ñu koy servir après waaw servir la ataay bi nga naan. bu ko defee bu publicité yi jàllee rek nga ñëw ñu jàll ci supp bi. voilà et puis fàttali ni li ñuy xëddee en premier mu ngi jógee Kara Evans ak soxna Oumou Kara Mbacké moom nag service traiteur am la yor on parlera de li muy proposé surtout ci koor gi juste après publicité yi on se retrouve fas yéene Cheikh waxtaan ak kii di Gorgui Sy Dieng. seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw